asalaamaaleykum mbokki internet ñuy seetaan ci seen chaîne YouTube RIP Info TV ak li nga xamante ni moo di suñ page Facebook RIP Info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal saa su nekk jàmm nga xamante ni suñu chaîne bi day amal ay émissions yu spéciales yoo xamante ni mu ngi jëm ci wàllum politique wala sax lépp loo xamante ni xew na ci biir département bu Nioro tey nag ñu fas yéene dalal benn kàngam politique ci biir département bi suñ ko waxee. ñu daal di jublu si ñi nga xamante ni ñoom nekk ci yeneen parti yi waxuma mouvance présidentielle waaye tey dañuy dalal opposition bi nga xam ne ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di waa PDS parti démocratique sénégalais tey ñu dalal ki nga xamante ni moom moo di Bouba Deme bokk ci parti démocratique sénégalais balaa may xuus si li nga xamante ni moom moo di présentation bi ñu daal di ko nuyu mu nuyoo ko téléspectateurs yi mbokki internet yi nga xamante ni taamu nañu RIP Info TV Bouba salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Cheikhou ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal ci dalal bi nga dalal tey jii ci fii ci RIP Info di rafetlu invitation bi. te di la jaajëfal bu baax a baax te di la ñaanal jàmm RIP Info yàlla dem ba yóbbu ko boo tegal la télé incha allah yàlla mën na ko yàlla def. voilà Bouba Deme bokk ci secrétaire coordinateur itam. secrétaire bu PDS ci commune bu Dabali donc itam coordinateur lépp loo xamante ni jëm na ci activité yi amal ci biir commune bu Dabali soo doon yóbbu lenn ci présentation nga xam ne lan lay. au niveau local yaakaar naa c'est déjà bien ndaxte wax secrétaire général au niveau de la commune de Dabali mais aussi coordonnateur des activités du PDS au niveau de la commune de Dabali yaakaar naa doy na présentation au niveau local. mais aussi responsable au niveau départemental. Voilà, donc responsable politique aussi au niveau national, beaucoup membres comité directeur, beaucoup membres secrétariat national chargé des réseaux sociaux et de la communication interne du PDS. Beaucoup de cadres libéraux. yaakaar naa su ma doon dolli loolu laay dolli ci présentation bi. ci sa parcours politique mën nañoo jàpp ne ba nga duggee ci politique ba jamono ji ci PDS kees nga nekk wala am na yenn parti yoo xamante ni foofu nga tàmbali woon sa parcours politique. waaw man nag yàlla dafa dogal xaw ma beneen parti bu dul PDS musuma militer ci beneen parti bu dul PDS moom laa xam bi ma juddoo ba tey waaye xëy na j'étais pas trop actif bi ma nekkoon xale bi ma demee ba ñëw fii Dakar nag fii laa commencé politique. voilà ma démarré fii sama activité politique fii à Wakam ma nekkoon ci section bu Wakam bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy piloté ma nekk fii di politique ba 2012 bu ñu daanoo man ci laa yóbbu sama base fële ca Dabali loolu moo ma indiwaat Dabali parce que dañ ma doon réclamer. il y a eu des lettres il y a ñoo xamante ay délégation yu ñëw seet si ma pour wax ma ñun dañ la soxla Wakam foofu dëkkuloo fa yàgg nga fa waaye dëkkuloo fa dañu bëgg nga ñibbisi fii parce que ñun amuñu fi homme politique jamono boobu nag ma fàttali Dabali amuloon homme politique c'est des hommes politiques ñoo daan ñëw Dabali rek jamonoy campagne bu paree du ñu gis lenn donc nag loolu moo ma yóbbuwaat Dabali en 2014 astafurlah dama juum bu ñu daanu en 2014 si laa yóbbuwaat sama base à 3 mois des élections locales ma nekkoon candidat ci mairie bi en 2014 lii moom mooy. loo xam ne 2014 ba jamono ji yaa ngi si commune bu Dabali wax nga ko bokkoon nga si mi nga xamante ni daal di woon nañ samp seen dënd si municipalité bi. yan activité lañ mën a jàpp rek loo xamante ni def nga ko ci biir commune bi ay activité politique ba population bi mën naa jox li nga xamante ni moom moo di seen kàddu. waaw activités yi moom xam naa ne que xëy na dinaa ci tibb yenn yi rek mais bari na trop 2014 ak léegi yaakaar naa activité politique yi ñu fay def en dehors des réunions des assemblées générales mais am na ay activités yu bëri yoo xamante ne def nañ ko fa parce que parrainé nañ ñu ay yoon ndaxte nekk nañ fa pare ay final yu bëree ci biir commune bi donc nekk nañ fa parrain ci ay lamb Dabali organisé na fa ay lamb donc nekk nañ fa parrain ci Fosco bu CM bu Kabakoto donc nekk nañ fa parrain aussi
ci 2017 ci benn activité ci 2018 astafurlah ci 2018 benn parrain benn journée culturelle bu doon am à Kabakoto mu nekkoon benn journée culturelle boo xamante ne ndaw Kaba ñoo ko organisé woon mais ñu taamu woon ma ci encore ci bés boobu parrainé ma bés boobu. donc yaakaar naa activités yi daal su may tibb ci yooyu laay tibb pour man la wax ne que bari na trop. commune bu Dabali lan moo la fa loo xamante ni yitteel na la de telle sorte que nga war a mën a samp sa ndënd nga naan man dama war a doon candidat si li nga xamante ni moom moo di municipalité bi ndax gis nañ loo xamante ni war na mën a tax ba nga jël li nga xamante mooy sa engagement politique nga daal di ko jubal si commune bu Dabali lan moo waral lan mooy objectif bi lan mooy ambition bi nga xamante ni ambition politique bi nga am si commune bu Dabali. waaw Cheikhou loolu nag laaj bu may neex la ndaxte man politique ma woon waaye li ma dugal ci politique man dama doon koo xamante ne révolutionnaire laa woon bañkat laa woon mais dañu dem ba dugal ma ci politique li tax nag ma dugg ci gis nekkin bii nga xamante ne sama askan nekkee nañ ko tey jii di ko dund mu nekk dundin bu métti nag dundin bu métti bu ma xoolee dundinu doomu aadama tey jii fa mu war a toll ci 21e siècle ma dem sama gox di dem ci les 22 villages qui constituent la commune de Dabali mu nekk jafe-jafe bu extraordinaire su ma gisee loolu damay naan vraiment au 21e siècle vraiment waroon nañ mën a passé lii ndaxte boo xoolee boo demee dëkk man du ma wax an Dabali en tant que tel tey jii mais xoolal ma dëkk yi nga xamante ne boo demee lu mel ni ay Kantoora dem kër Abdou Bouri dem kër Souley nga xamante ne ñoom ils se disent que ndax ñoom Dabali la ñu bokk wala ci Gambie gi lañ bokk parce que seen dëkk yi dafa nekk ci benn frontière boo xamante ne ci diggante ak Gambie la donc ñooñu dañ nekk ci ay jafe-jafe bu ma ñibbisee nga xamante ne dans le cadre de la commune amuñu yoon amuñu hôpital amuñu ay école am na ay dëkk yoo xamante ne tey jii seen doom yi jànguñu ndax nee nañ dëkk bii nga xamante ne moo am école sori na leen sori waaye boo xamante ne tey jii mënuñu di yóbbul seen doom yi ñuy jàng loolu jafe-jafe la loolu léegi dañ koy bàyyi noonu jamonoy campagne homme politique yi ñëw fa jox xaalis ñu séddoo après ñu dem mais askan woowu kan moo leen di defaan ma ne man yoruma xaalis yoruma alal mais damay jóg xeex dem ànd ak jeunes yi nga xamante ne mel nañ ñi man ma constitué ak ñoom ànd ak ñoom pour am loo xamante ne dinañ ko fi dindi parce que nag ci dëkk ndaw a ko yor avenir u dëkk nee nañ ndaw a ko yor looloo tax may dem di dox di ànd ak ndaw ñi di ànd ak jigéen ñi pour wax leen ñëw leen ñu defar dëkk bi ñëw leen ñu defar dëkk bi man bugguma kenn ku ñëw dimbale ma déedéet dañoo bëgg ñu dimbalante man sama xeex mooy seen xeex mooy sama xeex ñëw leen ñu ànd ñu defar dëkk bi parce que dëkk bi doxul on manque de tout du école du case de santé du benn centre de santé ci 22 villages loolu métti na. benn poste de santé astafurlah du centre de santé poste de santé te poste de santé bi de mën naa nekk c'est de nom parce que poste de santé boo xamante ne boo demee ci pharmacie bi benn paracétamol munoo ko fa fekk jafe-jafe la. ambulance boo xamante ne day toog ay at du daw ndax lan paan lañ mënuñ ko defar. dëkk yoo xamante ne mën nañ ne ñaari forage wala ñetti forage moo ci nekk ndox tey jii nu mu amee solo ci dëkk ñetti dëkk ñoo ci am kii ñaari benn forage bi moom moo ci nekk ndox boo xamante ne mën nañ ko naan moom mooy bi nekk Sinthiou Mamour Ndari bi nekk Dabali ay fas ay nag ñii moom la ñuy sangoo moom lañ koy utiliser waaye du ndox boo xamante ne dañ koy naan donc loolu jafe-jafe la Cheikhou lii bokk na ci jafe-jafe yi bëri na lim nga ay jafe-jafe yoo xamante ni yu mel ni jafe-jafe yu mel ni yu jëm si wàllum wér-gu-yaram yu jëm si wàllum yoon yu jëm si wàllum lépp loo xamante ni dafay woyofal liggéeyu jigéen ñi yooyu yëpp doon na ay jafe-jafe yoo xamante ni mu ngi si biir commune bu Dabali yow yan yoon ngay jël ngir rek mën a saafara yi nga xamante ni moom moo di jafe-jafe yooyu su fekkente ne population bu Dabali daal nañ la wóolu teg la si bopp commune ba lan mooy say stratégie de mën a faj jafe-jafe yi di mel. stratégie bi d'abord du lenn d'abord il faut que nit ñi xam ne dëkk du borom xaalis moo koy defar man ngaa nekk borom alal te mënoo defar dëkk ndaxte gis nañ ko fi gisaat ko fi dëkk il faut une bonne organisation d'abord il faut que nit ñi organiser il faut que nit ñi nekk benn il faut que nit ñi mànkandoo tey ji lépp loo xam ne ànd nañ
fexe jeunes yi fexe jigéen yi fexe ba ñëpp ànd doon benn lépp loo xamante ne buñ ko bëggee yëkkati dinañ ko yëkkati l'essentiel nañ am benn organisation boo xamante ne dinañ naan kii moo yor wàllu lii kii moo yor wàllu lii ñun nag yàlla dafa dogal ñu fii ci dëkk bi lañ nekk yàlla dogal nag ñu teel a génn Daabali nag di liggéey fii ci Ndakaaru ay at mën nañ ne plus de 25 ans jëm 30 ans tey jii ñu ngi ci biir Ndakaaru waaye nag di tukki di dem ci yeneen dëkk nag di xam lan moo xew di am ay partenaire di wax ak ñoom waaye partenaire tey jii boo ko amee te amuloo benn baat partenariat boobu dafay sooxe parce que lan mënuloo matal dara amuloo benn signature boo xamante ne dafay valable waaye tey jii ñun leer nañu bu ñu dénkoon commune bi mën nañ suqali dëkk bi parce que xam-xam baa ngi fi compétence baa ngi fi njub baa ngi fi donc loolu bu ñu joxoon dëkk bi ak association ak ñi nga xamante ne bokk nañ ko mooy jeunes yi jàpp ci jigéen yi jàpp ci man gëm naa ne que mën nañ jëmale commune bi ci kanam loolu am naa ci gëm-gëm. problème bi niveau local la wala niveau national lan lañ mën a jàpp ne moo mën a tax ba jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo nekk Daabali di persister di continuer di am si ñi nga xamante ne ñoo ñi jiite au niveau local la wala ñi nga xamante ni ñoo jiite au niveau national jafe-jafe bi fan la nekk soo doon situé problème bi. waaw Cheikh loolu nag jafe-jafe ci ñaar yëpp la. ndaxte dañuy commencer d'abord ci bopp bi ki jiite réew mi d'abord su doxalul réew mënul dox ki ci kaw mooy doxal teg ko ci yoon pour dëkk bi mën a dem loolu su nekkee loolu amul day am fu sooxee ndaxte lu mel ni ay école kooku du compétence su mairie lu mel ni ay yoon kooku du compétence su ay mairie donc jafe-jafe dafa am parce que xoolal ma au niveau local man sama commune laay jël exemple depuis 2012 bi président Macky Sall ñëw fii benn salle de classe yokkul ci yii nga xamante ne président Abdoulaye Wade amoon na ko te président Abdoulaye Wade ma fàttali en 2000 bu muy ñëw Daabali ak Kaba ñoo amoon école jeex na Daabali mu ngi amoon 5 classes. Kaba amoon 5 classes 5 ou 6 classes su ma juumulee 5 ou 6 classes pour bañ a def erreur à part loolu amuloon tey jii boo demee Fir gi am na école boo demee Baw am na école boo demee Kantoor am na école boo demee Kër Abdou Buri am na école boo demee Kër Omar Kumba am na école boo demee Kër Ilo am na école boo demee Sinthiou Mamou Ndëri am na école donc yaakaar naa au niveau de 7 villages tey jii président Wade installé na fa ay école waaw su nekkee ci 12 ans président Abdoulaye Wade def na loolu waaye kii ñëw même yokk ci ñetti dëkk yoo xamante ne daf leen di defal école rek kon naataange dina am jafe-jafe dina jeex ci yenn gox yi waaye ba léegi nii man mii maa la ko wax demal vérifier journaliste nga dem vérifier ndax am na benn école boo xamante ne tabax nañ ko ci nguuru Macky Sall fii ci biir commune bu Daabali amul. problème bi nekk ci kaw. yow suñu la faloon na commune bu Daabali nan ngay mën a saafara li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe yi tandis que problème bi ci kaw la nekk. léegi nag dama ci yokk ci yooyu président Wade defoon fi benn CMA Kabakoto yokk na ci Daabali mu def fa 12 classes au lieu de 6 classes Kaba mu def fa 12 classes au lieu de 6 classes. yëpp ay réalisation Wade donc ay réalisation Wade la. def fa ma fàttali moom moo fa def commune en 2010. defoon fa délégation spéciale sous l'ère de Gadiaga ñëpp xam nañ ko donc au niveau local man je n'ai rien contre le maire c'est pas quelqu'un boo xamante ne man kenn musul gis sax ma koy attaquer mais wax dëgg yàlla ci wàllu compétence manul mais manul. Le maire n'est pas compétent. Non, il n'est pas compétent. Il n'est pas méchant, il n'est pas indiscipliné. waaye nag compétence vraiment zéro. Qu'est-ce qu'il peut faire pour la commune depuis 2012 na ma kenn wax wala moom demal nga tàllal ko micro mu ne la def naa fi lii. def naa fi lii waa symbiose ñoom ces petites organisations ñoo xamante ne léeg-léeg dañuy ñëw ay formation ay jigéen ay tout ça c'est su dul loolu amul benn réalisation boo xamante ne def na ko au contraire dafa am loo xamante ne sooxee na ko ndaxte nañ fàttali yoon bii nga xamante ne mooy yoonu Dingiraay poste Kër Ayib Dingiraay poste Kër Ayib yoon bi dañ ko defaroon ba Dingiraay président Wade wàcc
ñu war a continuer bi président Macky Sall ñëwee mu war ko continuer l'état c'est la continuité ma d'accord naa ci bu mu ñëwee dëkk yi nga xamante ne romb na ko dëkk yooyu yëpp dañ leen waroon négocier avec les mairies yi nga xamante ne ñoom ñoo concerné d'autant plus que la carrière bi gënoon baax bi gënoon yaatu ci bu ñu exploité bi defar diggante Dingiraay ak Poste Kër Ayib Daabali lañ ko tibbee si je me trompe pas dina nekk ci 24 000 mètres carrés suma wala 32 000 je retiens plus les dates les chiffres mais ñu exploité loolu lan lañ ci am dara lañ ci am waroon nañ defar yoon bi gis nga yoon boobu ça date de yoonu Firgi Kër Kaymoor ça date de 62 loolu tey jii ñu nekk ci dëkk boo xamante ne 62 ba léegi ci poussière latérite moo fa nekk. mais réhabilité woon nañ ko. non dañu ko yàqal parce que dañu ñëw dindi xeer yi fa nekkoon def fa benn bu ndax gën ñu lor nag gën ñu feebar loolu lañ fa def mais réhabilité loolu bëgguma koo dégg parce que réhabilitation dañ waroon ñëw goudronner ne ko parce que loo xamante ne vraiment ça dépasse pas 15 ou 17 kilomètres. mais loolu nga jàpp ne ci compétence mairie bi la. mairie bi non loolu c'est au niveau national. mais yow par exemple su ñu la tegoon ci mairie bi lan nga ci mën. lu ma ci mën moom mooy dox ko ndaxte réew mi nag ñoo ko bokk ni beneen commune amee droit ci Sénégal noonu la commune bu Daabali amee droit ci Sénégal noonu la ñu bu ma yoroon maire bi damay dem dama koy dox mais maire boo xamante ne il se déplace même pas pour venir dox mbiru démarche la mbiru sonn la da nga ciy fighting xar si sa tànku tubéy da nga war a xar sa tànku tubéy pour dem fii nga xamante ne foofu lañ koy lijjante xam nañ ko am na ñan ñoo yor wàllu yoon ñi yor wàllu yoon yi ñii di def yoon yi am na ministère boobu lan la fiy jëriñ yoon yi ñuy defar xanaa dafa gën Daabali yoon boo xamante ne depuis 62 xanaa am nañ droit ci Sénégal dañ koy dox Cheikhou mais boo ko doxul nga toog bu Moustapha Niasse ñëwee foofu campagne nga ne ko ñun suñu yoon bi mu ne la waaw waxu campagne yooyu après yow amul benn suite nga ne non defaruñu ko donc loolu jafe-jafe la loolu incompétence la yaakaar naa au niveau local ban projet pour jigéen ñi ban projet pour ndaw ñi loolu yëpp waroon na fekk tey jii ndaw ñi am na loo xamante ne tey jii ñu ngi ciy jàpp wala parce que am na création d'emploi yoo xamante ne kooku. nekk ngeen fi 12 ans seen jafe-jafe yaa ngi continuer di am. waaw xam nga nag 12 ans bi yàlla dafa dogal mooy réalisation yi nga xamante ne def nañ ko fa man mais au niveau local Daabali n'était pas commune te man jamono yooyu politique ma jamono Ablaye Wade parce que maa ngi ciy dugg mën naa ne vers 2010 vers 2011 kon yaakaar naa jamono boobu nekkul loo xamante ne mënoon na am ci jamono boobu waaye nguur gi nga xamante ne pas au niveau local mais nguur gi nga xamante ne président Wade amoon na ko rek kenn nekku fa woon responsable kenn du naan école bi ñu fa indi grâce à ce responsable la CM bi ñu fa indi grâce à ce responsable déedéet président Wade moom fépp foo xamante ne dëkk am na fa rek te xam na ne lii gox la rek dafa ne lu ñu yellool nañ leen ko jox te def na ko. Bouba sa marge de chance ngir jotee ci commune bu Daabali dafa mel ni dafa faible parce que yow Daabali su fekkente ne xool nañ commune ba ñi la ci gën a xam mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci Daabali village ñeneen ñi yëpp daal mel ni xamuñu la nan nga mën a am chance pour mën a briguer li nga xamante ni moom moo di magistrature bu Daabali. waaw Cheikhou loolu laaj boobu nag daf may fàttali en 2014 sama campagne bi sama gars yi waa APR yi bu ñu daan campagne dañ daan wër effectivement di yor seen oto fu ma jaar ñu ne leen kooku noonu ndax xamee ngeen ko dëkkul Daabali loolu lañ doon campagne donc jàppoon na nag moment boobu c'est effectivement ñu bëri ràññeewuñu woon sama kanam bu dul waa Daabali loolu nag bokk na ci lii nga xamante ne yàqaloon na ma parce que jamono yooyu man daaw ma politique man 2011 laa commencé te Wakam fii laa commencé 2012 2013 2014 ma doog a dem foofu kon mënuñ ma woon xam à 3 mois ñëpp xam ma loolu jafe-jafe la woon waaye léegi nii yaakaar naa boo demee ci dëkk bi gën a reculé bi gën a sore nga dem ci Kantoora lii Kantoora Jaase Budut Kor Omar Kumba dëkk yooyu boo fa demee
dafa am ñoo xam ne sax dañu ñëw descend dañu ma tuddee ay doom lu doy waar ngi noonu ndax lan dafa am loo xamante ne lu ñu gis ki ñu doon wax ne que dëkkul Daabali ndaxte après bi campagne passée 2014 daan nañ ñëw Daabali fekk ma fa gis sama yaay gis samay frère gis ma fa may dund ak ñoom fekk ma ci tooj yi ci penc yeeg yooyu ñu xam ñuy ataaya ñu xam ne kii lañ doon wax ne que dëkku fi waaye kii kenn mënu ko fi jëlee ci Daabali parce que sa yaay fu mu nekk yaakaar naa kenn du naan dëkkuloo fa. donc est-ce que nekkul sa échec politique bu Wakam moo échec sa politique bu Wakam moo échec moo tax nga daal di dellu Daabali. non du loolu man dama démarrer juste Wakam activité politique def 2 ans 3 ans donc yàlla dogal appel yooyu wallahi ñi am na ñoo xam ne buñ ma dégloo dinañ xam ne ñoom ñii la ñëw naa Daabali ay mag ay grand ak ay mbappa wooma ñu ne dañ maa soxla te dañoo ñëw ba suñ kër ñu ne ñoom dañoo gis neen dañoo dégg sama politique Wakam waaye man mënumaa yàgg Wakam ba nekk fa doomu Wakam man doomu Daabali la ñun dañoo bëgg sa nga ñëw parce que dëkk bi politicien amu fi jamono boobu kenn yëngatu man kese man maa boo gisee lu bëri nag ñu bëri après jóg du ma tudd seen tour mais c'est grâce à man première réunion bi ma defoon foofu ci penc bi ci jumaa ji dañoo julli jumaa ma ne damaa soxla dëkk bi parce que jour boobu laa njëkk a fësal sama ñëw politique dama woote ñëpp ñëw ñii nga xam ne dañu nekk ci dëkk environnante yi te ñuy ñëw Daabali di jullee ñu ngi fàttaliku bés boobu donc loolu moom moo indi Daabali waaye du loo xamante ne Wakam dafa échec man di dem Daabali. PDS waxagul si lu jëm si wàllum investir benn candidat si yenn communes yi surtout commune bu Daabali yow lan lañ mën a jàpp ndax da ngaa bëgg a auto investir wala da ngay xaar parti bi daal di investir commune bu Daabali. waaw loolu nag su ma la ciy tontu rek dinaa la ne man dama nekk ci parti bu organisé ma gëm parti bi man PDS moo tax ñu xam ma ci politique lu ma am ci politique PDS la donc man en 2014 PDS moo ma investir ci élection yi te jàpp naa ne bu ma waree nekkaat candidat PDS moo may investir loolu laa jàpp. ndax PDS la investirul lan ngay def. non jàppuma PDS du ma investir man jàppuma ko man dama jàpp ne que PDS man na maa investir parce que liggéey naa fa liggéey bu tax PDS di ma investir ndaxte boobu ak léegi du alalu kenn man li may faral di wax sama baat ci kaw du ndimbalum kenn lépp lu ma am politique maa ko may sama bopp sama ñàkk dërëm bu ma ci dugal du dërëmu kenn sama poos lay jóge ak activités yi may def ci kii yëpp léeg-léeg sax am na ñoo xam ne au niveau local dañuy foog ne parti moo may jox xaalis pour mën ma ñëw di def yenn activités yi déedéet benn responsable politique PDS joxuma xaalis pour man may mëne activité au niveau local sama xaalis sama alal sama ñàkk. sa xaalis sa alal sa ñàkk gis nañ ne PDS nekkoon na fi 12 ans opposition dafa métti jamono ji situation parti démocratique sénégalais nan la tuddee. waaw Cheikhou loolu le PDS se porte bien. le PDS amu leen candidat. le PDS se porte bien Karim a ngi extérieur. macha allah gis nga le PDS se porte bien ndaxte candidat boobu ngay wax yàlla dogal na PDS su ma nee il se porte bien c'est grâce à Karim. su nekk fi. waaw gis nga nit dina fi ne man di may faral di wax ci samay wax Karim c'est l'absent le plus présent au Sénégal. si naka. ndaxte Karim tey jii ni ñu koy tuddee. ñi nga xam ne nekk nañ fi sax kenn du leen tuddee noonu loolu lu am la Cheikhou loolu kenn mënu koo dindi demal ci rajo yi demal ci télévision yi demal ci internet bi Karim la ñuy gën a tudd ci ñi fi nekk donc loolu yàlla moo ko def demam fële nag nekkul ci coobareem waaye parti bi bàyyiwu ko benn yoon bépp activité depuis 2012 boo xamante ne PDS def na ko muy déplacement muy activité politique boo xamante ne dafay laaj dara su doonuloon Karim duñ ko def ndaxte parti nag du dox sans moyen. parti bi nag moyen bi ci am du man maa cotiser du keneen a cotiser du benn responsable bu ñeme wax ne que depuis 2012 cotiser nga jox lii pour parti bi di ko doxee te parti dafa am lu koy war a doxal waaye Karim Wade dafa ne ñun nañ organiser wu moom lépp loo xam ne war na ci
yéeg nga oto yi nga xamante ne yónnee na ko jamono yële bon dañu ne sax jamono yële mais oto yi presque am na fi 1 an et poussière oto yi yàgg na oto yaa ngi fi bëri nañ mais quelque lañ fi génnee pour di doxal suñuy activité lii di seeti ay nit ñoo xamante ne dañu am naqar dañoo ñàkk seen seen i mbokk et tout ça di dem di jaale ji enveloppe yi ñuy yóbbu moom la essence yi ñuy yóbbu moom la ñun daal lenn la ñu mën a defal parti bi sañ sa ba rafet daal di dem yëg ci oto yooyu dem def activité boobu ñëwaat kooku nag parti bi suñ ko mënee tey jii c'est grâce à Karim Wade teg ci moom dafa ne moom dafay ñëw incha allah. Karim dina ñëw. oui Karim dina ñëw incha allah 2024. oui bon mënuma la wax kañ la mais lu leer ba leer Karim sénégalais la dina ñibbisi. dina ñibbisi loolu kay tax ñuy wax mais est-ce que dina ñëw fekk 2024 dina non dina waxoon ngeen fii te Karim dina ñëw balaa 2019 ñëw élection yi jàll Karim gisuñu 2024 mooy ñëw est-ce que mën nañoo jàpp ne Karim dina ñëw fekk 2024. waaw Karim dina ñëw incha allahu rabbi parce que dafa am combat politique ak combat boo xamante ne loolu sénégalais nan lañ ko mën a gëmee. waaw bon xëy na bu ñu gisagul parce que tout le monde instant yi nii da ngay dajeeg Sénégal yu bëri lan lañ lay wax Karim dina ñëw moom mooy yaakaaru Sénégal mais est-ce que Karim dina ñëw mais ma tontu leen ci loolu Karim dina ñëw incha allah parce que dafa am combat boo xamante ne du combat profito la combat politique mu nga ca mais combat juridique mu nga fa jàpp nga. yow yaakaar naa booy suivre actualité nationale et internationale yëg nga li nga xamante ne condamnation bu état du Sénégal Karim Wade bu mu leen débouté wala sax pas débouté sax bi mu leen waxee ne que nañ indemniser Karim Wade te réintégré ko ci li nga xamante ne moom mooy fichier électoral bi waaye Nations Unies joxe na ci woon délai joxe un délai de 2 ans. 2 ans bi man na depuis bu yàgg Macky Sall mu ngi toog di nelaw xaw ma lu muy def lu muy xaar ci ay temps mu doon jéem sànni benn ballon de sonde pour wax ne que dafay amnistier Karim ak Khalifa mais Karim Wade avait très bien dit qu'il veut pas d'amnistie ce qu'il veut mooy sa révision la révision de son procès parce que deful waxul buñ ko jaaralee ci tribunaux communs yi tribunaux normaux yi wax dëgg yàlla xam nañ ne que il est blanc comme neige. bëggoon nañu waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na ci situation économique bu jamono ci réew mi fi nga xamante ni foofu lañ toll ak avion bu bees bi nga xamante ni daal nañ ko jënd loolu yëpp bëggoon nañ ko waxtaanee waaye waxtu bi dafa xat ñu ci daal di tënk rek gis-gis bi nga xamante ni am nga ko si tolluwaayu réew mi. waaw tolluwaayu réew mi moom comme ne nga waxtu bi dafa xat liñ ci mën a wax rek du woon priorité wax dëgg yàlla bopp nee nañ. bët bu yënu waaye xam na lu bopp attan wax dëgg yàlla xam nañ 1 an bii nga xamante ne dund nañ ko ci mbas réew mi nag ku nangu ñu ngi ci jafe-jafe waaye bu ñu demee ba ñëpp ràññee jafe-jafe réew mi waaye kii nga xamante ne moo ñu jiite xalaatul leneen lu dul bërki démb dafa jëndoon oto bu jar 1 milliard tey jii mu dem jënd oto benn avion pour son propre confort à 60 milliards ñu koy wax jege na ko wala àgg na ko wax dëgg yàlla du woon priorité Macky Sall na dimbale Sénégalais yi mu xam ne Sénégal moomu ko dafa am ñoo xam ne amoon nañ yaakaar man bokkuma ci dafa am ñoo xam ne dañu amoon yaakaar ci moom waaye yaakaar googu man gëm naa ne que tas na parce que wax dëgg yàlla lii du priorité. président ngi def tournée économique la tournée politique ban gis-gis la. waaw bi nga mujjee la loolu tournée politique la ndaxte saa yu ñuy waajal dem élection rek moom dina taafantoo ci tournée économique dama yaakaar ne dafa am benn première tournée bu mu njëkkoon def ci région yi région bu ñëpp région bu mu dem rek mu attribuer ko benn somme ñi ay 200 millions ñi ay 500 millions ñi 1 milliard donc loolu yi defar na ko fi te loolu furaas daal di xëtte mujjeewul fenn amul benn réalisation Macky Sall na wàññi politique koo xamante ne dañu la ne yow da nga jeexal wax dëgg yàlla da nga war a góorgóorlu ci 2e mandat bi nga def li nga war a def nga dem sa yoon ñu xam ne au moins commencé woon nga ko fi lii waaye nag ba tey jii nekk ci politique politicienne lii moo tardel Sénégal ci 40 ans yi ñu weesu woon avant 2000 loolu moo ñu tardeloon waaye ci 10 ans yi nga xamante ne Macky Sall yor na réew mi encore dafa delloo Sénégal ginnaaw te wax dëgg yàlla sénégalais yi yëg nañ ko. bëggoon ñu jaajëfal la. waaw jërëjëf Cheikhou ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci dalal bi
di li rafetlu jotaay bi am na solo di la ñaanal jàmm yow it di la ñaanal salaam di ñaanal waa rajo bi ak télévision bi yàlla defal leen télévision bu mag a mag bu Sénégalais yëpp di déglu incha allah waaye di lancer message les jeunes de la commune de Dabali de lancer message jigéenu commune bu Dabali nañu jóg ñoo xam ne élection yi ñu jóg nii élection yi ñu jëm nii du yomb nañu xalaat nañu bàyyi ci lii nga xamante ne Macky Sall bu yónnee ay milliards ci campagne mu ñëw ñu ñëw jël xaalis boobu topp ko ci loolu Macky Sall nax na leen benn yoon nax na leen ñaari yoon nax na leen ñetti yoon waaye bu mu ñeent élection yi won leen ko ñun dañoo mer amuñu yoon amuñu dispensaire amuñu dara suñu santé dara doxul donc loolu lay lancer message bi di leen wax ne nag au cours du mois de juin am na au début juillet incha allahu rabbi ñu ngi ci base bi jaay carte yi ñëw na carte membre PDS yi incha allahu rabbi te di ngeen ñu gis ay commissaire dinañ wàcc fépp ci biir Sénégal te yaakaar naa Dabali du ñu des ginnaaw carte yi bu ñu ñëwee na membre yi na ñi nga xam ne ñoom ñooy militants yi ak responsables yi mais aussi ak sympathisants yi parce que PDS dafa am ay sympathisants yoo xam ne néewuñu PDS waaye dañoo sopp Karim ñii dañoo sopp Ablaye Wade ñii dañoo sopp PDS ñooñu ñëpp nag nañu pare préparer 200 francs rek la carte bi di jar bu ko defee ñu réorganiser parti bi Karim bu ñëwee ñu jox ko parti démocratique sénégalais mu doon secrétaire général national ñun loolu mooy suñu bébé. salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf ñu daal di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon seen émission spéciale boo xamante ni ñu ngi ko doon amal si RIP Info TV Seydou Diallo nekkoon si présentation bi ñu dalaloon ki nga xamante ni moom moo di Bouba Deme bokk si parti démocratique sénégalais doon secrétaire général bu PDS bu commune bu Dabali ñu doon waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na si seen activité yoo xamante ni ñu ngi koy amal si biir commune bu Dabali ak mbébétam si commune bu Dabali ak li nga xamante ni moom moo di situation nationale politique. ñu jaajëfal leen di leen jox dig daje beneen yoon si beneen émission si seen chaîne YouTube RIP Info TV bu leen fàtte mukk nag di abonné di activer cloche de notification yi nga xamante ni suñuy émission yi nga xamante ni moom la ñuy amal ngeen daal di jot ay notification jaa ngeen jëf ba beneen yoon la.